jërë ngeen jëfati ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision ITV mbokk yi bisimilah ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ci wàllum pàcc ab xibaar nag biir tey ni képp kuy contractuel te nekk ci bërëb bu fajukaay yi dañu lay daal di dàq loolee nag du lu wér ndax daal dinañuy seeti ñi nga xamante ne ñoom la mbir mi ñor ñu ne loolee du leen lu dul ab procédure bu normal boo xamante ne nag day bàyyeekoo ci jëwriñ bi ñu dénk wàllum paj gi ñoom bërëb bu fajukaay yooyu dañu koy jot nag képp koo xamante ne sa contrat day daal di jeex foofu rek ñu daal lay artu wax ak yow ne la mbir mi léegi tey mu daal di jeex daañu ko faram-fàccee ci biir xibaar yi ci wàllum koom du business tey jilee mu daal di fësal ab rapport bi nag réew mi di Sénégal daal di ci def ay jéego yu mucc ayib ci atum 2019 ñu ngi woon ci téeméer rek ñeent fukk ak benneelu place ci atum 2020 nag ñu ngi ci téeméer rek ñaar fukk ak ñetteelu place maanaam gagné nañu lu tollook fukk ak juróom-ñetti place loole nag gannaaw ay jéego yu mag leneen ci biir xibaar yi di reportage yi gëstu bés bi tey ñu jagleel ko ay tooguwaay yu rafet sax te taaru méngoog loolu jamono jagleel ko askan wi nga xamante ne dañuy toog di xaar ndaamaar wala bus bu leen yóbbu ngir ñu amal doxil seen soxla waaye nag njàqare gi mooy ndax yooyu lee toogukaay te askan wi di ko jëfandikoo ndax toppandi ga ca war dana ca am mbokk yi looloy ponk yi bu ngeen taaxirloo ñu faram fàcce ko. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi dina ko junjee lañu koy door rek wàllum pecc meeg xibaar bi nga xamante ne tey daa xëy biir ne képp kuy contractuel te liggéey ci bërëb bu fajukaay léegi ak fii ak diir bu gàtt maanaam ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weerub octobre dañ leen di dàq ci seen i bërëb yi ñu nekk di daan seen doole loole nag du xibaar bu wér dafa dina nag bu ñu tolloo ci waxtu wi ci jëwrin gi nga xamante ne ci la ñu ngàllu di jëwrin gi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram dañuy jot li ñu di préavis boobee nag ñu nekk ca bërëbu hôpital ci bërëbu fajukaay di hôpital dañuy woo ña fay liggéeyee ngir daal di dakkal contrat bi nga xamante ne moo dox seen diggante waaye nekkul ne dañ leen di dàq ci yooyu les bërëb ak lu mu ci munti doon Mame Abdou Guèye Kassé ak Bara Sow amal nañ ci ab gëstu reportage. Nabil Choucair nekk fii ci commune bu Patte d'Oie contractuel yu ñu fi fekk ñoom nag xibaar yu ñu di xamle ni nag dinañ leen dàq laata weer bi di jeex jaaxal na leen lool contractuel bi nekk secrétaire ca service gynéco maternité moom nag jàpp na ni xibaar boobule wérul ndaxte procédure bu normal la. semaine passée rek laa jot note bi ñu jox ñu notification bi ba pare ne ñu signé chaque fin décembre sunu contrat dafay jeex léegi dañuy dem renouveler waat pour 1 an man xalaatuma ne dina indi benn sikki sàkka daal. moom nag jaaxlewul benn yoon ndaxte at wu jot seen contrat yi suñ ko résilier ñoom dañuy continuer di liggéey ba bés buñ koy renouveler waat. at bu jot dañuy continuer di liggéey rek ñu oo ñu ne ñu kaay leen ñu signé ñu dem signé mosuñu arrêté at bi bu jeexee ñuy woo nañu signature yi jot na ñu dem signé ji mosuñu arrêté dañuy continuer di liggéey suñu liggéey rek. Bamba Diagne moom mooy point focal centre de santé bi nekk ku ñu dénk lii di dossier mutuel yi. moom tamit li ni mel la ñu xamal. noonu note bi biñ ko jotee dañoo jàpp ne rek lu normal la parce que à chaque fois ça se passait comme ça donc c'est très normal que note bi tamit ñëwaat biñ ko jotee tamit liñ ci comprendre mooy que ni c'est juste pour xam nga les formalités de renouvellement moo tax ñu jox ñu note boobu et que biñ ko jotee jëlaat nañ note bi rester tranquillement ci suñu liggéey bërëbu liggéeyukaay continuer di liggéey comme ni ñu amee woon habitude di ko liggéeyee amuñu ci nag benn tiitaangeeg benn njàqare. at wu jot bu ñu yeggee ci waxtu wi ministère de la santé day yónnee ay notification ñii di contractuels yi di leen xamal ni laata at bi di jeex dina résilier lii di seen contrat loolu nag moo ngi ko jaarale ci procédé yi nga xam ni projet de développement sanitaire moo ko tëral di PNDS bu ñu sukkandikoo ci médecin chef district nord ak tamit bu Nabil Choucair. yoon dafa wax ne nit ki boo amee contrat à durée déterminée balaa muy jeex da nga ko koy wax bind ko yëgal ko ay weer auparavant te yaakaar naa ci 3 weer sax la ko yoon teg donc loolu la mooy li am bi yoon te moo daan am at mu nekk leneen li mooy aussi ñoom du ne Dakar rek la concerné mais mu ngi concerné tous les contractuels qui sont dans l'ensemble des structures donc qui dépendent du ministère de la santé et qui sont donc sur l'ensemble du territoire national. ay kër tasum xibaar dañoo xëy daal di fësal ni contractuel yu nekk ci hôpitaux yi fii ci Dakar dinañ leen dàq bu ñu yeggee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent
ci weeru octobre bii te dogal boobu nag joriñ bu ñu dénk wàllum wér-gu-yaram bi moo ko jël bu ñu sukkandikoo ci yile contractuel nag loolu lee nekkul lu am du licenciement wante résiliation la te pratique bii nag at bu nekk daanaka dafay am. ñu wax ci wàllum koom rapport Doing Business atum 2020 nag daal di génn réew mi di Sénégal def ci ay jéego yu mucc ayib lu toll ko fukk ak juróom-ñett ci ay place mu daal di koy gën a wàcc bu baax loolu nag lay daal di tax mu nekk fukk ak juróom benneelu réew boo xamante ne ci Afrique subsaharienne ci wàllum koom gi ci nataayu Banque mondiale réew mi di Sénégal fës na ci bu baax waaye nag li ko gën a dimbali bokk na ci indice yi nga xamante ne mooy wàllum payum lempo yeeg prêt yeeg bor yeeg yi ni mel waaye it électrification mbirum courant mi ak lu mu ci munti doon loolu nga xamante ne ñu ngi ko doon amal Alioune Gueye ma nga fa woon. Sénégal daal di gagné ay poñ ci classement wu Doing Business mu nekkoon ci téeméer ak ñeent fukk ak benn poñ tey jile mu nekk ci téeméer ak ñaar fukk ak ñetti poñ rang bii sunu dëkk bi am ñiy jiite réew mi di ko rafetlu loolu. ñu ngi am mbégte tey ci suba résultats yi génn nañu. Sénégal am na ci ngëneel fukk ak juróomi ñett poñ mooy 18 places de rang boobu nag su amee Banque mondiale day xool ñi gën a am ngëneel ñi gën a progressé ci région bi woo leen ci jotaay bi si tey ci suba. Au-delà de Doing Business. lu jéggi Doing Business engagement wu gouvernement bi it nekk na lu ràññeeku. jaare ko ci taxawal ay infrastructure yoo xamante ni bii dina jàppale bu baax secteur privé bi ngir dëgër laayam gën a taxaw waaye tamit ci yeneen secteur yu si mel ni wàllum xarale yu gën a kawe yi yooyu yëpp engagement wu gouvernement bi nekk na loo xam ne mucc na ayib lool si wàllu woowu. des télécoms et de l'économie numérique. Sénégal naam gañe na ay poñ waaye ba tey bokkagul ci meilleur yi ndax war na liggéey bu baax lu jëm ci wàllum économie. S'il est vrai que nous sommes rassemblés aujourd'hui. donte dañ fee daje tey ngir rafetlu jéego yi nga xam ne dox nañu ko am na yeneen défi yoo xam ne moo ñuy xaar gën a yombal bu baax a baax ni nga xamante ni bii noonu la ñuy jotee wàllum fiscalité ak lépp loo xamante ni bii moo jëm si wàllum yombal li nga xam ne moo di procédure administrative yi ba ni nga xamante ni bii noonu la ñuy mën a duggee di jokkalante ak yeneen réew yi gën a yomb te doon loo xamante ni bii dootul jafeeti yaakaar naa yooyu ay jégalu yoo xamante ni bii faaw ñu dox ko ngir mën a yegg si dañoo jublu dëgg. et la gestion du changement que ça implique. gouvernement bu Sénégal xalaatul yam ci rang bile suñu dégloo Mountaga Sy ñoom ñu ngi jéem a ut yeneen rang yu gën a baax. liggéey bi nag dafay continuer parce que fokk ñu dugg ci top 100 mooy 100 meilleures économies au monde mën nañ ko def am nañu kattan gi tipi vision baa ngi fi. Sénégal daal di am rang bu baax ci classement Doing Business bu bees bii lu ci ëpp mu ngi jëm ci wàllum impôt ak ci wàllum fiscalité suñu dégloo waa Banque mondiale ñaari dëkk ci taarixu Afrique ñoo bokk ci top 50 bi muy Île Maurice ak Rwanda. ñu wax ci leneen ñeel wàllum énergie lu tollook ñetti téeméeri milliards la réew mi di États-Unis fas yéene jàppale réewum Sénégal ngir gën a ñoŋal énergie bi énergie boobee nag ku ko wax rek foofu sa xel di dem daal di courant bi nag bëgg nañ gox yi nga xamante ne ñoo gën a sori ñu koy wax zone rurale ngir ñu mun cee jot ci noonu nag ña ngay sàkku ci ñii di waa secteur privé bi ngir ñu dugal seen loxo bu baax ci mbir mi ngir ñu am ci nag ay résultats yu mucc ayib Abdourahmane Ly Augustin Mandan. mu di subvention bu toll ci ñetti téeméeri milliards ci suñuy koppar bu Sénégal nar a jëriñoo te tukkee ci États-Unis ngir jéem a ñoŋal lii di mbir yi jëm ci wàllum courant wala ñu ne ko électricité mu di ab jàppandal gu am solo loolu jëm ci wàllum suqaliku mu di itam programme bi nga xamante ni diir bi juróomi at la te ñetti mbir tënku ko. La première composante. bi ci njëkk mooy indi ay coppite ci lii di réseau transport bu énergie bi ka ñaareel mooy li ñuy tuddee électrification rurale maanaam fexe ba gox yeeg goxaat yi am li nga xamante ne ni moo di électricité bi ka ñetteel nag moo di lii di ay coppite ñu koy tuddee réforme juridique ndaxte gis nañ ni projet bu am solo comme ni faaw mu ànd ak ay coppite yu yees yoo xamante ne ni ñoo koy daal di mën a matale. Ne peuvent pas se faire si nous ne changeons pas le cadre juridique. balaa ñoo taxawal bile projet
ay coppite war na ci am ngir mën a yegg fu ñu bëgg a yegg. Dans tous les documents de stratégie de politique économique du Sénégal. bu ngeen seetloo kayit yi ñu fi bàyyi yépp te buñ ko nattee ci diirub ñaar fukki at ci ginnaaw ba léegi dañoo mës a jàpp ne lii di njëgu courant bi day tax ba yenn entreprise yi ni ñu war a màggee duñu ko def ndaxte yenn saa yi day cher lool jot ci tamit mën nañ jàpp ne jafe-jafe la ci ñenn ñi. It était identifié comme une contrainte majeure. ngir jëm fi nga xamante ne moom la ñu yaakaar ñi le tëral nañu yoon wu ñu nar a jaar wante nag faw secteur privé bi dugal ci loxoom. pour gën a préparé wu gën a taxaw pour occasion yu mel ni bañ ko rëcc ndax comme ay xëccoo la du lu ñuy jël rek jox nit ñi ko defal suñu parewul aussi wax dëgg yàlla nun mënuñu jël rek jox leen nun lu nu mën mooy di wax ak ñoom di daje ak ñoom di leen waajal di leen xelal di leen préparer nu gën a mën a taxaw ut ay partenaires yu nu àndal su ko defee marché yi yëpp bala muy dem bitim réew mu yem ci ñoom. ngir courant gi mën a wër fépp fi nga xamante ni sénégalais yitte woon na ko Millennium Challenge Corporation nangu na bile programme ngir gën a ñoŋal lii di réseau transport courant bi fii ci Sénégal. Abdourahmane Ly weneen nëpp liggéey boo xamante ne nguuru Sénégal sumb na ko bu baax mooy xeex terrorisme loolu tax nag ñu daal di joxe ab siège boo xamante ne ñi ñu dénk wàllu woowee foofee la ñu fas yéene nekk ngir amal fa seen nëpp liggéey ngir saasu yu mel noonu wala sax ñu njort ne yi ni mel mun na fee am ñu xool naka la ñu koy saafarawee balaa muy ëpp loxo Cheikh Hassana Fall ma Fall. SICO doon ab cadre bu yees nekk cadre intervention ak coordination lépp loo xam ne daa jëm ci opération de lutte contre le terrorisme dispositif bu yees bi xam ne tey dañ doon ubbi seen siège fii ci école gendarmerie bu Mame Bounama Fall nekk na ab dispositif bu baax boo xam ne dina mën a xeex ak jàppale lépp loo xam ne dina jëm ci wuute lu jëm ci mbiru terrorisme ci ab décret bu ñu génnee woon ci 2016 la njiitu réew mi taxawaloon SICO mu doon ab jumtuwaay boo xam ne dina baax loolu ci xeex lépp lu jëm ci mbiru terrorisme. kenn ku ne xam na tey fi terrorisme toll ci àdduna te amul benn réew boo xam ne bii mën nga taxaw ne du yegsi ci man amul réew yi gën a développé ba ci nga xam ne peut-être seen koom demeewul noonu sax gis nga ma nga fay am terrorisme donc kenn ku ci nekk da ngay préparer rek mu am nag ñaari comportement benn bu fekkente ne affaire bi ñëwagul parce que président de la République bi mu xamee ne affaire bi mi ngi am enjeu ci la créé cadre bi en 2016 donc jox police jox gendarmerie jox armée ay moyens kenn ku ci nekk utiliser force mu ne nag bu soxla amee ci lu mel nii yéen ñëpp war ngeen ci mën a dugal seen loxo. ngir gën a mën a am efficacité ci lépp loo xam ne mën naa ñëw te tamit def ba kenn du leen bett fenn ab coordination bu rëy dina am ci diggante force de défense ak sécurité yu nekk ci mim réew. muy police muy gendarmerie muy armée muy sapeur pompier muy santé ak yu mu ci mën a doon parce que même justice parce que yooyu yëpp bu fekkente ne lu mel noonu xew na war nañ ci mën a intervenir donc loolu ñoom nag ñoom la gendarmerie wax dëgg yàlla ñu ciy remercier le général Sène joxoon bâtiment bi ñu àggale ko moom lañ doon inauguré tey muy foo xam ne fii tey ñoom ñëpp mën nañ fi daje su problème amee bu problème amul sax mën nañ fi liggéey problème amee ñu mën fi daje xool yan décision la ñuy jël ci benn bërëb bi. xeex terrorisme nekk loo xam ne day laaj capacité yu bëri. ak tamit koppar gu doy yi. dana jafe ñu xayma ko parce que lépp li nga xam ne li dafay jëm ci maanaam duñ def programme spécial rek ne lii pour antiterrorisme mais am nañ yaakaar ne déjà li ñu amagum rek peut-être investissement yi nga xam ne président def na ko de façon générale pour force yëpp genn ku ne gis na ko depuis 2012 am nañ yaakaar ne bu ñu sukkandikoo danañ mën a faire face. SICO kiiti njiitam doon ministre de l'intérieur dina am tamit ay représentants yu bëri yoo xam ne dinañ jóge ci yeneen ministères yoo xam ne dañuy dugal seen loxo ci xeexum terrorisme. dina am ab état-major boppam ab cellule de veille ak tamit ay démembrement yoo xam ne dina nekk ci gox-goxaan yi nekk ci biir réew mi ngir gën a mën a taxaw ba lépp loo xam ne woo nañ leen ci ñu mën a jóg jàppale ci réew mi lee. Cheikh Hassana Fall këru liggéeyukaay gi di Sonatel tey ji la ñu xëy nag dalloo ab centre bi nag nekk ñaareelu centre ci Afrique gannaaw Tunisie mu nekk centre digital boobule centre nag dañ fa fekk ay jumtuwaay yu méngoog jamono jumtuwaayu xarala yoo xamante ne dana leen jàppale bu baax ci wàllum codage start-up ak yi ni mel lépp loo xamante ne nag soxla nañu ko bu baax ci jamono ji ñeel jumtuwaay yi danga ko fekk ci boobule centre mu nekk nag lu njëkk ci réew ci Afrique de l'Ouest Tidiane Cissé Souleymane Diallo. si biir salle lab innovation
ay ndongo di wone naka la feu rouge yi mën a indi ay embouteillage. fi suñu xoolee maanaam am nañ yeneen objet yi fi nekk fii oto yaa ngi fi jàll ak moto yi fii ñi ñaa ngi jàll. ngir wàññi yooyu la embouteillage ñoom dañoo taxawal benn projet bu nekk ci phase de test. ñun ay apprenants lañ fii ni ci Sonatel Academy. dañoo toog gis ni problème embouteillage dafa doon lu metti ci sénégalais yi. ñu ne donc nañ toog boole suñu xam-xam jéem a xool na la ñu mën a au moins apporter une solution. gis nañ ne pourquoi pas suñu feu yi nga xam ñoo nekk ci intersection yi ñu mën leen a defar ba nga xam ni dañuy xalaat comme si que su doon nit moo nekkoon foofu di régler circulation bi. ku ne dañ lay jox benn temps ba nga xam ni da ngay bàyyi oto yooyu jàll suñu paree mu passaat ci beneen feu mais lu ñu gis ni mooy que ni léeg-léeg dafay jox ñi nga xam ni foofu noonu amul sax oto mu bàyyi ñi nga xam ni foofu noonu y a plus de voitures maintenant ñun su dee suñu feu dafa intelligent alors à ce moment là lu ñu mën a def mooy que ni fu ñu gis ni fii moo ëpp oto wala fii kat am na ambulance bi fi nekk wala auto police bi nga xam ne dafa war a jàll là automatiquement feu bi moom mooy xam loolu directement bàyyi foofu vert ñeneen ñi mu téye leen. centre bii nekk na école bu mag buy jàngale lépp luy jëm ci wàllu xarale yu bees yi. Ici est le point de départ. fi ngeen ne mooy ëllëgu numérique Sénégal di door Orange Digital ab kuréel la boo xamante ne moo yor lépp li nga xam te mooy programme boo xam ne ci gratuit lay doon li ko tax a jóg nag mooy sukkali lépp luy compétence ci communauté. moom nag ñi ko tax a jóg mooy gunge askan wi ci lépp li nga xamante ne mooy outil numérique ngir rek loolu daal di indi ay innovation yi am solo ci réew mi. Orange Digital Center dafay liggéey itam lépp lu jëm ci wàllum tàggat codage wala sax financement ak gunge askan wi ci lu ñuy yëngatu lu bëri. et l'accompagnement des startups. ginnaaw bu Tunisie Sénégal moo am tey opportunité inauguré centre bu mel nii ci Afrique. li ñu nar a tàggat fii ci ay ndongo doon lu nguur Sénégal di rafetlu bu baax a baax ndaxte dafa méngoo ak politique état bu Sénégal. teewal fii madame Ndeye Tické Ndiaye Diop ministre de l'économie numérique et des télécommunications pour inaugurer centre bi nga xam ni ma ko waxee léegi Sonatel sos na ko ci wàllu xam-xam yu xarale yi muy centre boo xam ni bu ñu ko bëggee tënk rek dañ naan day may nit ki xale yi surtout. bu ñu amee benn xalaat ci wàllu entreprise activité yoo xam ne bëgg nañ koo def ñu mën a dugg si ak xalaat bi waaye bu ñu fi nekkee ba génn fi bu ñuy génn dañuy génn akub entreprise kon loolu day lu am solo trop. wax léegi nii tamit loolu day loo xam ni dafa dëppoo ak orientation yi nga xam ni président de la république joxe na ko ci wàllu xam-xam xarala yi. ngir seen projet jëm kanam. ndongo yi di yëngu fii di sàkku état bi pour mu mettre en valeur seen liggéey loolu dina tax ngir rekk ñu promouvoir li nga xamante ne moom mooy xam-xam sénégalais yi. ñu àddu wax ci aada taalu bés bi tey ñu ngi ko jagleel doomu réewu Maroc bi di Mehdi Massouli moom nag mi ngi yëngatu bu baax ci wàllu musique waaye nag la muy jëfandikoo ñu ngi ko dippee Gemdi nag di ab jumtuwaay woo xamante ne nii dafay ànd ak musique gu Maroc mu nekk jamono ji ci réew mi di Sénégal ngir nag weccante xalaat ak artistes yi fi nekk jëlee dara ci seen pa art yóbboole kokk bosam waaye it ñu mun koo jaxase bu baax ngir mën a am ab aar bu mucc ayib Moustapha Gabar Diop. Le Gembri c'est un instrument vraiment. Gembri dafa nekk ab instrument boo xam ne ñun mën nañu wax ñoo koy defaral suñu bopp li ñuy jël mooy ab tronc arbre dindi li nekk ci biir teg ci deru gileem après nag pour corde yi lenn la ñuy jëfandikoo mooy butitu bëy moom la ñuy jël xëcc ko taawi ko pour mën a am corde yi. Gembri dafa nekk ab instrument boo xam ne dafa xaw spécial ndax li nga koy yëg sax mooy gën a neex que li ngay dégg. Avec les oreilles. ak instrument bi tudd Gembri Mehdi Massouli di dox diggante aada ak fi jamono tollu. juddu ci Taroudan ci diwaanu Maroc amal na lu toll ci fukki at tukki ci biir dëkk bi ngir yokk xam-xamam ci wàllu musique marocaine bi nga xam ne ay reenam mooy musique subsaharienne ak africaine jamono ji mu ngi wër àdduna bi yépp ci gis-gis bu leer ci mbooleem xeetu musique. Avec ma culture, avec mes racines des grands-parents, je suis aussi moderne.
instrument bi li ma koy jëfandikoo pour wane ne mën naa boole li ma jëlee ci samay waajur sama maam ak samay ancêtre def ko moom tamit mu nekk loo xam ne day méngoog jamono fi mu toll nii ndax àdduna bi lu muy mënti dem man gën naa ne mën naa gënti avancer tamit ak sama instrument bi nii dama bëgg wane rek ne lenn am na instrument bi ak man musique bi may def mën na nekk musique bu international boo xam ne mën naa ci collaborer ak ñu bëri waaye nekk loo xam ne tamit du ma bàyyi sama culture ginnaaw dinaa ko mën jëfandikoo ngir mën a avancer ci kanam mën a collaborer ak yeneen artistes yoo xam ne ñu nekk ñuy def leneen lañu. D'autres musiciens comme tous les instruments qui existent. si jaar-jaaram fii si Ndakaaru Médina Souli amoon na fi xumbite di occasion si moom ngir mu weccante ak artiste yi nekk fii si réew mi rawatina ñi culture urbaine soxal. Que ça soit dans la mode, que ça soit dans la... man gëm naa ne mu nekk ci musique mu nekk ci mode mu nekk ci leneen lu mu mënti doon tamit gëm naa ne ñun dañoo moderne mën nañoo bañ a jël sax loo xam ne tubaab bi moom la ñuy def ndax suñu xoolee ñun lu ñu am ak tubaab bi lu ñu am mën nañu wax ne benn la rek soo xoolee suñu musique ak seeni musique ak yeneen ñun ñoo ngi jëm ci kanam te surtout que ne léegi lii ci musique urbaine bi ak yeneen yi dafay gënti moderniser wu fii ci Dakar ak feneen foo mënti xool yaa ngi gis ne ñun ñoo ngi avancé. urbaine, même pas en Afrique mais dans le monde entier. Médina Souli mu ngi woo public sénégalais bi yëpp ngir ñu gën a xam li muy def ci musique jaarale ko ci benn concert bu muy amal ajuma ji ca Centre Douta Seck ubbil ko ñëpp. jaajëf nu ko jundee woon nag ci ndorteelu xibaar yi ay tooguwaay la ñu nemmeeku ci Ndakaaru ak li ko wër ay tooguwaay nag yu taaru lool waaye li ci ëpp ay verre la nekk askan wi rafetlu nañ ko waaye nag dañoo tiitaange ndax yooyu le tooguwaay dina wéyandi ña nga xamante ne nag ñoo ko fa def ne ñu ngi koy toppandi gu baax daañu ci dellu si waat ci suñu yeneen i jotaay xibaar mbokk yi xibaaru Maraxi fii lay daal di yam 19h45 Xalifa Jaxate dina ñëw andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan jërë ngeen jëf wasalaam.